moom boppam. donte ne am nañu ay jàmbaar yi nga xam te ne ñoo daanu. ci seen i ngànnaay. ngir Sénégal am indépendance. waaye suñu kilifa diine yi aussi am na waaru am solo woo xam te ne nii liggéey nañ ko ci biir réew Sénégal ci li nga xam moom moo nekk indépendance am. bëggoon naa aussi ci côté boobu noonu nga dellu si waat si. doog a ñëw ci li nga xam te ne ni moom la major wax léegi nii. ok ma njëkkee bale quoi. waaw Sénégal dañu wax ni tey ñu ngi féete 62 ans d'indépendance. waaw ku wax indépendance wax moom sa bopp. kon avant ngay moom sa bopp dañ la tënkoon. mooy dañ la moomoon. nit ki bu ñu la tënkee ab réew résistance day am ñi bañ. Sénégal résistance boobu noonu religieux yi pilier central lañ ci dañ cee jouer rôle bu am solo. moo xam bu dee résistance armée bi da ngay dégg ku mel ni taarixu Mawlana Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Maba Diakhou Ba Samori Touré. Maam El Hadj Abdoulaye Niass. bu ñëwee ci résistance pacifique. leader bi ko incarné Cheikh Ahmadou Bamba. ak ñeneen ñu mel ni ñoom. donc da ngay gis ni histoire du Sénégal. ci jamono yi résistance moo xam pacifique moo xam armée religieux yi ay figures emblématiques lañ wala sax da ngay wax ni liñ ci joué dafa bëri. jamono yi ñu nekkee itam sous tutelle colon bi. seen président yi wala seen kilifa yi seen interlocuteurs yi religieux yi la daan nekk. d'accord boo seetee looloo taxoon gouverneur yu ñu daan affecté Sénégal ñu bëri dañ daan jógee Algérie. wala dëkk Sahara bi nga xam ne dañu am maîtrise u arabe. ndax correspondance yi ñu daan bindanteeg réew mi sax yu ci bëri lettre yi arabe la ñu bëri xamuñ ko. colon yi seen correspondance ak jamono yi ñuy coloniser. yu bëri arabe la woon ndax moo nekkoon langue bi ñu doon wax ci réew mi. ñu bëri xamuñ ni Sénégal am na fi état islamique fii Nioro du Rip colon bi reconnaître ko di ko bind ay correspondance mag ñi demoon nañ ba taxawal fa état islamique buy wax arabe nekk république islamique. ca Nioro. waaw dëkku Maba Diakhou Ba. waaw parce que Nioro la mag ñi dajewul. d'accord ngir taxawal ñoom projet bi ñu gisoon ci société day ñëwaat ba tey ci waxtaan bi rek mooy projet de société ak ay religieux yàgg na. boo xoolee li indi Porokhane. indi Niassène nekk Taïba. bi bataayu Nioro bi tasee bloc boobu ñu defoon autour de Maba Diakhou Ba. après ci la mag ñi tasaaru. donc ñoom dañoo jouer lu am solo ci dëkk bi. d'accord ba it ba ñuy laaj tam indépendance principal acteurs yi ñoom loolu. te li may wax nii li koy firnde mooy demal ci vidéo archive yi bi dogal di wàcc aéroport gisoo fa benn borom costume. sëñ Fallou. sëñ Babacar. Thierno Seydou Nourou Cheikh Ibrahima Niass seen Cheikh Gaïndé Fatma ak ñin jamonoon teel ñoo accueillir de Gaulle. d'accord donc ci ngay xam ne interlocuteur président nation yu mag yooyu religieux yi la woon. religieux nag bi ñu xeexee te religieux yooyu koo ci dem seen archive yi di nga fa fekk ay correspondance yu ñu bindanteeg état français avant l'indépendance. man am naa sama téléphone ay images yoo xam ne jour bi ñuy jot indépendance Serigne Babacar. seen Cheikh Gaïndé Fatma ak Baye Niass fii ci palais jamono jooju kër gouverneur la woon. donc ñoom dañoo jouer benn rôle bu essentiel moo xam ca jamonoy résistance. moo xam armée pacifique bi. ca jamono bi ñu waree laaj indépendance ñoo nekkoon les acteurs nekk ci kanam. code de la famille gis nga liñ ci liggéey. mais biñ demee ba benn jamono. politiciens yi dañoo fexe ba génération boobu biñ jeexee génération ñoom seen Cheikh Gaïndé Fatma beeg yooyu. politiciens yi dañ commencé indi benn doctrine mooy nañ leen diaboliser sëriñ fii du place am. derba. dafa mel ni sax. dàq leen. dafa mel ni sax boo xoolee ci mbir yi. politiciens yi sax ñoo gën a contribuer. ci indépendance Sénégal. dañ koy fàtte sax. mais te archive yi da leen a wedd jamono yi fi dogal di ñëw mais y avait déjà ay député ku mel ni ñoom Blaise Diagne Ngalandou mais est-ce que da nga leen fa gis. Valdiodio moo liroon discours kii est-ce que da nga leen fa gis. dogal bi muy wàcc Sénégal religieux yee ko teetu ak ñeneen. donc rôle boobu ñu joué ba ñu jox leen indépendance ba ñu commencé fondé benn état dañ dem ba ci biir politiciens yi dàq leen dafa mel ni ñu daje woon di waxtaan ci benn jotaay politiciens yi génne leen bi ñu génnee nag ñu commencé leen diaboliser. marabu dañoo tayal dañuy dundee askan bi c'est des corruptibles dañ leen di jënd xoolal lu ridicule koo xam ne at bi wala weer bi day dundee. wala day dépenser 100 tonnes ceeb ci ay nitam ak i taalibe ma ki njabootam nga ne jëndee nañ ko 7 tonnes ceeb. di ko def ci xelu Sénégalais yi sëriñ si dañ leen di jënd. malet koo xam ni këram boo ñëwee da nga koy fekk mu teg di sëq di joxe.
ñu ne la kooku maanaam kuy dépense par exemple 10 millions. ñu ne la jëndee nañ ko 100 000 francs. def discours boobu ci xelu sénégalais yi ba ñu bannir leen ci jotaay bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk muy réew mi. jàpp ni sëriñ bu normal Sénégal dem na léegi la rek mais am na benn jamono liñ gëmoon dëgg mooy sëriñ da nga koy fekk ca der ba du sol yére bu am maanaa du dëkk fu baax. ñoom loolu lañ leen gëmloo ni loolu la sëriñ bëgg mel te discours boobu ñu ko fi def mooy ñi fi tubaab yu weex yi bàyyi muy tubaab yu ñuul yi. salteel jotaay bi def ko yëfi caay-caay ba yow boo nee sëriñ da leex na la yii politique daf salte bu ci dugg te yonent bi politique moom sallallahu alayhi wa sallam donc da ngay gis ne Sénégal dañu pervertir suñu histoire benn dëkk nag du nekk une grande nation te histoire am raconté wuñ ko jëmmal ko. dëgg la fekk jàngale wuñ ñoom Cheikh Ahmadou Bamba ak ñoom Cheikh Oumar Foutiyou yi. liñ def liñ liggéey jël mbedd yi tuddee leen ko. bu fekkee bëgg nañ bâtir état bu. comme ni ko Sonko defee dañuy nax suñu bopp. ah waaw ni mu ko defee ak ni ko keneen mën a defee. du yoon. ñuy tudd benn tubaab boo xam ne jàpp na suñu ay maam ci ñàkk fay impôt Saalum gi puudar leen ba ñu weex ñu tuddee ko tali. xam nga loolu ñu bëri xamuñ ko. amoon na fi buñ la lebalee jur fayoo dañ lay teg puudar la. am na benn jour mu koy nettali. mais moom bi mu njëkkee gis loolu enfant sam il était choqué. kooku ñu tuddee ko tali. humilier wan la et puis pour wan ñeneen nii ku fayut nii la nasaraan bi di def. fii léegi la rek mais mag ñi dañ lay wax na la chef de canton. yàlla bu ndaw la woon ci village yi. dëgg la lu ne nga daan def. léegi ñooñu teg naqar boobu suñu maam yi déporté rey def lu nekk. ñu tuddee leen ay tali. c'est-à-dire une nation munta nekk bu mag lu dul histoire am na ci fierté. mais nag ñoom ñoo ko tuddee woon seen bopp ah. ñoom ñoo ko tuddee seen bopp mais bi ñëwee dañ ko waroon changé. voilà changé lañ deful. am na ci yoo xam ne ñoom. kon ñoom dañ doon def ni Senghor rek lu mu tabax tuddee ko boppam. waaw ñoom it am na yoo xam ne ñu ñëw leen ko tuddee am na yoo xam ne c'est récent. donc foog ñu nangu jàmbaar yi nga xam ne dañoo tëdd ci réew mi. ñu joxe seen deret ñu joxe seen dund ñu joxe seen temps ngir Sénégal nekk nation bu mag. mais c'est Cheikh bi. est-ce que c'est dëgg ñun am nañ indépendance. waaye indépendance en tant que réew bu souverain de am nañ ko waaye indépendance économique amaguñ ko te Cheikh Anta daan na wax ni réew du indépendant lu dul mi ngi wax ci làkkam. moom économique am di jàngale ci làkkam. dundal boppam. waaw yii bu ko réew amul rek du indépendant. te ñun yooyu dañ ko tële. kon kay ñun. suñu xaalis fu ñu koy imprimer France. moo ñuy jox ndigal temps ngeen di imprimer ñu imprimer gis nga Covid bi mu ñëwee. ñun ñëpp dañu imprimer ay billets. ñun mënuñu woon imprimer dañ dem ñaani ndigal imprimer. kon souveraineté monétaire boobu amaguñ ko. ordre d'émission la tudd. waaw li tax nag amaguñ ko it petit état yi nekk amul benn petit état buy développé ci àdduna bi jamonoy booloolu ndem européen ñoo dem def bloc fédéré seen bopp. Union européenne. États-Unis nekk plus de 52 états. micro états yi pour nga émerger nekk li nga bëgg nekk dafay jafe. rawatina zone instable bii di Afrique nga xam ne léegi. li amoon Afrique de l'Est dañ ko commencé toxalaat Afrique de l'Ouest muy coup d'état répétitif yi. ay temps Afrique de l'Est da nga daan dégg ay coup d'état. am na benn professeur moo naan waxtaanal dafa ma naan wax na ma pays yi seq la Nord Kivu c'est des pays maudits. mu ne ko lu tax mu ne ma guerre génocide coup d'état guerre génocide coup d'état mais léegi ñi xëy tuxal wala Sénégal bande bi ko wër moom rek a ca xamagul coup d'état te yàlla nañ ci yàlla musal stabilité boobu nag nga xam ne mooy première socle ngir réew émerger foog ñi yore réew mi di ko diriger di gëstu xel askan bi d'accord maanaam ñi ci kaw comme li caporal doon kaas léegi rek ñi nekk ci kaw foog ñuy bàyyi xel ñu ne ci suuf parce que bu yàggee rek ñi ne ci suuf fippu te ñu ne ci suuf bu ñu fippoo dootuñu ànd ak seen sago donc ala kuliyal foog ñu bàyyiwaat leen xel. d'accord alors major jaar nga ci li nga xam moom moo nekk armée ba nekk ci major jaar foofu ci section de recherche ba à la retraité waaye léegi bu ñu waxee major la ñu invité ci plateau rek dañ naan politicien bu mag a ngi noonu lan ngay tontu ci loolu major. mais tant pis pour que ceux qui le disent.